asalaamaaleykum chers internautes ñi seetaan seen chaîne YouTube bu seen site d'information torchedumonde.com tey jii nii mu nekk émission bu spéciale numéro bu spécial bu seen rubrique bi nga xam ne moom la ñu woowee Politicon tey jii ñu dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Aline Diop docteur Aline Diop nag ku ko xamul dégg nga ko fii ci docteur asalaamaaleykum. maaleykum salaam Cheikh ñu ngi lay nuyu di la sant di profité ci korité gi di la ziar di baalu àq sénégalais yëpp di baalu àq jullit yëpp di leen massawu ci weeru koor bi nga xam ne ren di dund nañ koor goo xam ne kenn mës ko dund ñu ngi leen ci baalu àq di leen ñaanal yàlla defal leen at moo xam ne jàmm lay mujjee salaam bu déwénee ñu woor ci niñ daa wooree incha allah. incha allah jërëjëf baal naa la àq docteur bon man moom amaloo ma àq man xanaa mosoo maa tooñ yaakaar naa ni mosoo maa tooñ. dégg naa nag docteur ku pànk la parce que dégg naa sax ay jaloore baaw mais bala ñoo ñëw ci loolu. docteur Diop li xew Sénégal mbas mi coow li bëri docteur Diop nga nekk ci secteur fajukaay nga nekk ci secteur médical comme on dit nekk pharmacien tey jii nii seen fi ngay liggéeyee ñi fay ñëw day bari nan ngay doxale ak ñoom ngir mën a mbaytu sa lieu bi ngay liggéeyee nekk benn site de vecteur du virus. salaamaaleykum encore une fois balaa ñuy wax ci moytu bi ñu wax feebar bi nga xam ne moo fi ñëw muy mbas lii tax ñuy wax mbas mooy épidémie léegi ñuy wax pandémie parce que pandémie bu ñu koy wax mooy feebar boo xam ne romb na dëkk yu bari bu doon ci tubaab danañ ko mën a leeral waaye bu fekkente ne feebar la boo xam ne benn gox lañ ko tënk mën nañ ko tuddee épidémie waaye dafa laal presque àdduna moo tax ñuy wax pandémie muy feebar bu bees boo xam ne ñu ngi koy door a gis mu am benn virus bu ko responsable bu ñuy wax coronavirus ci bu gën a simple ci tur bi ñu tuddee ko Covid-19 muy feebar boo xam ne day wàlle feebar bu wàll bu gaaw torop kenn mënu koo gis ñu jàpp ne feebar boobu ci ni muy wàlle li ci gën a gaaw mooy jokkalante te jokkalante mooy joxe loxo jokkalante mooy lëngoo mooy saafonte bi ñu gisee ne jokkale ko boobu moo mën a andi feebar bi law ñu réfléchir ci trouver ay mesures ñuy tuddee barrière yooyu nag bi ci jiitu li nga xam ne alxuraan moo ko njëkk wax mooy cet nag dafay jëkke ci ku ne sa bopp balaa ngay wax keneen mu set bi mooy say loxo set sa dëkkuwaay set sa yére set bu weesoo loolu mooy bàyyi joxante loxo ñu seetlu noonu ne ñii di tissool yi bu ñu tissoolee maanaam feebar bi naaw ci ngelaw li mën a dem ci ne ñu ne koy tissool yi te amuloo mouchoir nga jël sa loxo def ni tissool yi mu des si biir ñu ne beneen bi sooy ñandu nga jël mouchoir nga ñandu boo ci paree nga sànni ko ñu seetluwaat beneen boo xamante ne ci wàllante bi mooy jegeyoo bi ñu ne nañuy soriyoo suñuy soriyoo diggante 1 mètre amaana loolu mën nañu musal bu mu tisoolee wala dara moo waxee feebar bi mu nekkee ci ngelaw bi du agsi si yow loolu yëpp buñ ko saytoo ñu définir ay mesures barrières moo waral tey jii ñuy takk masque bi seetlu nañ ne am na ci njariñ maanaam téeméer boo jël juróom ñetti fukk yi ak juróom mën na laa aar ci feebar bi buñ ko nattee noonu ñu bind ko ministre bi ñëpp nga xam ne ñooy maanaam ñoo jël responsabilité ci faj ci feebar bi def ko programme ne nañu jiite ci loolu ñun nag fii nga xam ne fi la ñu nekk di fi yëngu nit ñi dañu soxla mënuñoo tëj comme nit ñenn ñi tëjoon mosu ñoo tëj waaye dañu renforcer maanaam mesures yooyu ñu boole ci ñun fii ni ñuy liggéeyee ku takkul masque doo fi dugg nit ñi dañuy sorionte
lu ñu bari par benn la ñuy dugg suñu paree keneen dugg. maanaam quel que soit sax urgence bi bu nit dikkee takkul masque doo ko sax bàyyi mu dugg doo ko may doo ko déglu da nga na dem wuti masque daal. xam nga lu tax duñ ko bàyyi mu dugg. parce que comme dañuy dalal ñu bari. bëgguñu koo xamante ne ki ñu bàyyi mu dugg fi ñëw bàyyi fi dara ñun daana yor nañ masque mën nañu aaru. keneen ki nga xam ne takkul masque dugg fi jël ko dem buñ ko laajee mu ne man aw moon contact ak kenn xaw ma fi ma ko jëlee. maanaam li ñuy wax cas communautaire. ki nga xam ne feebar bi jàpp na ko te mënul wax. moom fan la ko jëlee. ci naka la ko jëlee. voilà. loolu moom moo tax kon ku amul masque mën a dugg ak lan. ah loolu mooy ko loolu daal la ñu jàpp ci mesure. ñi nga xam ne pour dugg ci pharmacie bi. soo duggee ci pharmacie bi. danañu jël gel jox la. nga nettoyer say loxo. ñu jël sa mbir saytu ko. bu ñu paree boo yittewoo di dem ñu joxaat la gel nga nettoyer say loxo ñu nit ñu jël suñuy loxo. nettoyer ak gel. suñu toogee nag. amaana duñ ko wax ñëpp mais bu ñu toogee diir bu yàgg daal di dem ci toilette yi. jël saabu raxasu parce que du ñu bàyyi gel bi tout le temps mais raxasoog saabu amul lu ko gën waaw raxasoog saabu jël sa loxo raxas ko ba mu set pendant au moins 30 secondes dellu si waat fomp mouchoir bi sànni jël beneen masque yi ñuy takk ñun ñaari waxtu yu ne ñu changé masque waaw ñaari waxtu yu ne ñu changé masque maanaam danañu wax masque bi war na def 3 heures mais pour renforcer sécurité bi ñaari waxtu yu ne ñu changer masque jël beneen. ok docteur yow est-ce que mesure boobu nga xam ne jël nga ko surtout ci masque yi population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii te nga koy def mu doon leen njëriñ est-ce que am nga benn retour ci ñoom nan lañ ko jàppee ba xam nekkuñu du ci mer wala ñu ci kaas wala ñu ngi góorgóorlu di la ci sant pour loolu liggéey boobu. Cheikh Sénégal dafa nekk réew moo xam ne maslaa moo ñu tàrreel. parce que bi feebar bi ñëwee ci réew mi ma ciy saluer président de la république ci mesure forte yi nga xam ne jël na ko loolu foofu laa ci mën a yem bi mu jëlaatee yeneen mesure ku ne wax na sa xalaat ci ni nga ko gisee man sama xalaat ci ni ma ko gisee mooy dana toll foo xam ne nit da nga koy bàyyi ak responsabilité mu xam lan la bëgg ku xam li nga bëgg doxi sa soxla bëgg a def ni nga daa def dafa am lu koy may boo bëggee dugg ci oto yi def na la daa def boo bëggee dem seetaan yi stade dem làmb dem football li la koy mooy feebar bi jóge fii li fiy jëlee feebar bi mooy man li may def ba jóge fii keneen li muy def mu jóge fii day nekk loo xam ne individuellement ku ne da ciy am lu mu ciy def lu baree bari pour que bu ñu dajaloo collectivement mu mun ñu jural dara donc ci tubaab c'est une responsabilité individuelle may fàttali ne président de la république bi mu jëlee mesures yi man bi mu ci gënoon neex mooy bi mu ne nañ tëj nañ xale yi bañu jàngi li tax mu neex ma mooy su président ne xale yi bu ñu jàngi yaakaar naa ku ne mën naa toog sa kër sensibiliser say doom yar say doom ñu xam feebar bi nuñ koy moytoo ba xale yi toog ci kër mais bu fekkente ne président dafa ne ñu tëj école yi ku nekk jël sa doom sànni ci mbedd mi parce que moom la ñu gis léegi xale yaa ngi ci mbedd mi yenn koñ yi boo sax la sax guddi nga dégg ñu ne ñii ñu ngi fii football fii ci gannaaw ñu dëkk xale yi dañ fii football da ngay wax ba sonn donc c'est une responsabilité individuelle ay nit nag mënoo nekk derrière chaque nit nga teg ci policier donc dama si profité au delà ñi nga xam ne ñooy acteurs de santé yi damay delloo njukkal les forces de l'ordre il faut pas ñu fàtte leen c'est des forces de l'ordre yoo xam ne depuis que mesures yi am feebar bi c'est des gens qui sont sur le terrain nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñooñu gàcci ngaala. xanaa bi nga déggee ñu ne 7000 francs lañ jox boobu ba léegi bi ñu nekkee ci kii bi comme indemnisé xanaa meroon nga ko. Cheikh man duma faral di discuter ci mbiru xaalis. parce que liggéey bu ne am na lu muy andi loolu yàllay fay lu weesu xaalis. parce que bu ñu natt que coono moo war a andi xaalis parce que coono man mii am na koo xam ne tey su ma woon ko ma gasal teen coono ba muy daj maa koy fay te coono boobu dajuma ko kon nag coono bu ñu ko nattee ci mbiru xaalis dafa am loo xam ne engagement bu ñu jël la bu ñu seet xaalis bi nañu seet njariñ bi ñu amal askan bi bu ñu wax ñun ñii di faj ak ñeneen balaa ñoom loolu sax sori na damay seet ñi dalal école jàngal ñu ñi dalal école tey ji ba ñu mën a am ni ñuy xalaate ni ñuy waxee ñooñu ñi ci gën a néew lu ñu feyeeku la
engagement la bu ñu jël sacerdoce la donc nañu teg mbiru xaalis nañu teg jiital njariñu askan bi parce que bu ñu bëggee defar dëkk bi ku ne day am loo bàyyi ku ne dafay am fooy féete sa morom mais bu fekkee da nga bëgg jiital alal teg ko foofu réew mi du sotti bu nit ñi bàyyi nañu bàyyi di wax waxu xaalis mais nit ñi lu ñu war a wax rek kii lii la ma fay kii lii la moom mais bu dee loolu footballeur bi ngay toog sa télé di ko seetaan muy fay ko ay millions yoo xam ne ci dóor bal est-ce que da nga ko critiquer donc c'est un débat qui est faux liggéey bu ne am na ay avantages liggéey bu ne am na ay inconvénients c'est sacrifice très souvent nag nit ñi dañuy def amalgame moi je me suis sacrifié mais rien n'a été par contrainte les gens se sont engagés volontairement pour servir le pays sous les drapeaux si loolu nañ ci dem bu jeex c'est un faux débat voilà docteur engagement yow yaa ko wax nit ñi ku ci nekk da nga war a def sacrifice est-ce que du kon yow sacrifice boobu moo tax bërki démb ñu dégg la bi OMS ne utilisation chloroquine dañ koy dakkal ba jëmmi jamono nga jóg def ci sa sortie nga dañu fàttali sax lan nga ci wax te apparemment sa réaction boobu noonu dafa mel dafa yóbbaale tamit réaction waa état bi ndax dégg nañ ni sax ñoom nee nañuy loolu OMS wax duñ ko def yow dangaa jóge woon pour engagement boobu ngay wax jàppale sa dëkk wax ko en tant que acteur ci milieu bi wala dafa nekk rek lu nga xam ni patriotisme donc moom moo tax nga wax ko. li tax ma wax ko bari na Covid ka mbas mi jàpp naa ne am na aspect yu positif yi souveraineté daf ci feeñ parce que man ba mu nekkee ndaw ba léegi musuma njort Sénégal tëj frontière am ak France yaakaaroon nañ ñun bu ñu jotewul ak France duñ dund bañ ko tëjee ba léegi ñu ngi dund bu baax Sénégal donc comme ñun ñu ngi toog Sénégal di dund di faju yaakaar naa ne du loolu mooy suñu problème OMS beneen mbir la pour dugg ci OMS carrément dafa nekk loo xam ne nit ñi ñoo dajaloo ne ñun fii dañ fiy discuter mbiru santé waaye dañ fay discuter mbiru santé taxul mu tënk ñu OMS ay recommandations lay def parce que président de la République Macky Sall ñun moom la ñu fal président de la République Macky Sall ñun moom la ñuy wax mu définir suñu politique de la nation parce que au mois de novembre bi cadre organisé seen panel président moo wax ne moom dolli na lu ëpp juróom-ñetti fukk ay milliards ci budget de santé lu fi amul woon def na ko donc président de la République xam na impact santé yàlla def mbas mi ñëw waaye président mi ngi woon ci dynamique gu am neneen nu mu saytoo problème de santé yi andi ci ay solution suñu duggoon ci vision Macky 535 ci accès yi dinañ ci mën a wax lan le président mébét ci mbiru santé loolu buñ ci toll danañ ci wax pour dellusi ci OMS dañ ko sant ne dañu defal ay recommandations bu nit ñu dajee waxtaan ne lii ak lii ak lii ñu réeroo nga dajale ay nit wax ne lii ak lii la may fàttali ne médicament bi nga xam ne moom laa jàng dafay am effet secondaire forcément amul benn médicament boo xam ne amul effet secondaire bu ñu amoon temps sax dinaa la jox benn exemple boo xamante ne li waral tey garab boobu ñu utiliser ko noonu parce que fañ ko doon saytoo dafa andi leneen ba tax ñu ko utiliser noonu bu ñu amee temps beneen jour danañ ci dellu see incha allah mooy wax ne garab bu amul effet secondaire amul su yàlla andee mbas mi ñoom ñi njortoon ne Afrique nit ñi dañuy dee comme weñ yàlla defaluñu sutura parce que nag luñ ci mënti def mbiru yàlla la yàlla defaluñu sutura ñu am ay pexe ci paj mi maanaam hydroxychloroquine bi mu nekkee ci marché bi dañ ko utiliser woon pour faj sibiru waaye amul njariñ bañ ci yaakaaroon ñu bàyyi ko moo am yeneen xeetu faj yoo xam ne dañ ko utiliser ba léegi mu ngi ci bi ñu jëlee hydroxychloroquine tàmbali ko ci faj ci ñenn ñi am ci wér donc tey ji li ngay def mu jariñ la yaakaar naa doo ko bàyyi parce que keleen nee na baaxul ci man donc situation bi ñu am ak OMS moom moo xam lan moo lalu ci suuf lu ñu mënul wax waaye ñun li ñu njort li ñu ñor
mooy sénégalais yu wér sénégalais yu wér africains yu wér àddina bi wér parce que OMS dañu nappaatey bi malgache yi produire ñu ne ñàkkal ko fayda solidarité bi ci waroon am amul ci. ah kon li président malgache bi wax que ni dafa fekk ni garabam bi remède bi jógewul Europe moo tax ñu ñàkkal ko fayda noonu mais bu fekkoon Europe la jógee même jóge Afrique moo tax ñu ñàkkal ko fayda mais bu jógewoon Europe tey jii kenn du defee noonu. waaw loolu c'est des débats yoo xam ne mën nañ ci waxtaan mais ci sama jàngal. mooy dafa am précédent mu am situation bu extraordinaire mu am africain ñu ne lii day faj ñu ñàkkal ko fayda ah daal di tolluwaat fenn hydroxychloroquine bii du ma dellu si professeur Raoul parce que pour man ay Raoul am na Sénégal wax ma la benn Raoul de ay Raoul am na Sénégal ay jàmbaar ñu ngi fi professeur Moussa Seydi que je connais personnellement étant un homme de principe ku jub ku digne très travailleur yàlla def mu am pexe ci hydroxychloroquine ñu am ci ay résultats léegi est-ce que résultats yooyu dañ koy jëndee ak leneen je dirais non parce que soo gisee médicament bu bees loolu ma expliqué loo tey jii bu ñu trouvé médicament bu bees pour faj dara pendant 10 ans ki ko trouvé moo ko moom ce sont les brevets kenn amul droit defar ci dara moom moo koy defar mooy defar prix bi mu koy seete mooy seet bi mu koy jox moo koy jaayee li mu bëgg maanaam tey jii bu fekkoonte ne tey am na benn labo bu trouvé benn produit contre Covid mais c'est-à-dire moo raw jamono lu nekk la koy jaayee tey jii comme am na garab boo xam ne mu ngi ci marché bi nekk na générique kenn moomatu ko ku mu neex defar ko donc arrangé wul firme pharmaceutique yi. Moi, je pense que fondamentalement, le problème, c'est du business. Ça ne les arrange pas. Donc, comme arrangé wu leen donc chloroquine ku nekk mën na ko defaral sa bopp. donc ñu ne non nañu xëpp ci suuf ñu teg chloroquine seet leneen li ñuy seet te am lu baax. mais nañ jël li fi nekk bu ñu gisee leneen ñu seet nañ ko jëlee mais comme ñun Sénégal. ñu ngi ci 1500 quelques guéris léeg-léeg nga dégg ñu ne 50 guéris. léeg-léeg nga dégg ñu ne 20. tooga goo bés boo déggul géeri mais sant yàlla kooku de gisuma nag lu tax ñu war ko mën bàyyi di seet leneen ma nekk sénégalais nekk acteur de santé waruma cee noppi étant donné que mu nekk acteur bu jàppale président Macky Sall war naa mën a jël sama position républicaine nag wax ne man lii laa ci xalaat waruñ ci topp OMS nañu jël ñi nga xam ne tey jii résultats yi andil nañu ko ñu continuer ci yaakaar naa ne maak ñi nga xam ne ñooy saytu mbir mi ñoo bokk gis-gis parce que gis naa position yi ñu jël nee na ñoom duñ ko bàyyi alhamdulilah loolu lañ ci duggee woon rek sant yàlla alhamdulilah loolu lañ ci duggee woon sant yàlla mais docteur Diop wax nga ko sax en tant que compatriote nga réagir ñu gis également que ni bërki démb bi ministre bi def discours ñu war a reprendre cours yi le ministre de l'enseignement supérieur da nga cee intervenir également bi mu dindee masque bi nga xam ne moom lañ exiger xale yi pour ñu dem jàngi exiger ko enseignants yi pour ñu dem jàngal xale yi mais yow sax nga koy exiger patients yi wala clients yi nga xam dañuy ñëw ci sa pharmacie réaction boobu lan moo ko suscité. waaw li ko suscité dafa bari li ci jëkk mooy père de famille la moom toll foo xam ne tey bu ma amoon doom yu war a dem jàng ji classe d'examen dinaa fexe ñu jàng ci condition yoo xam ne dana dal sama xel ña leen di jàngal nekk ci condition yu dal sama xel su ma gisee ministre bi taxaw ci télé bi mutul 5 minutes mu dindi masque bi étouffé non j'étais choqué étant donné que moom ak yeneen naataangoom yooyu yëpp se sont prêtés à cet exercice mais def nañ tout pour takk masque bi moom mi nga xam ne tey jii moo tolloo li ñu jaaxal enseignants yi élèves yi mu donner le mauvais exemple parce que pour man jàngale c'est donner l'exemple il n'a pas donné l'exemple yaakaar naa ne ministre bi war naa mën a jox sénégalais yi explication lu tax mu étouffé ba ñu mun ko jéggal man jàpp naa ne il doit s'excuser publiquement pour dire que le port du masque loolu dafa am situation exceptionnelle bu ko mais le port du masque est obligatoire
en lieu public, il était dans un lieu public. Le port du masque est obligatoire. Loolu moo ma choqué mais man je n'ai pas de problème de personne. moom xawma ko keneen xawma ko je fonctionne sur des principes lii laa gis ne yaakaar naa ne bu ñu ko defee mu baax. dama koy wax. lii la gis ni yaakaar na ne bu ñu ko defee bu baax daf koy wax bi may door dégg ngeen ko nee naa leen dafa pànk docteur Diop du ko nangu boo ko waxee danaa la du ma ko nangu mais da nga nekk fii Mbao di fi yëngu te damay changer de registre rek ñëw ci acteur politique bi nga xam ne moom nga nekk wax nga ko léegi da ngay jàppale le président de la République nekkoon fii président plateforme Manko Falaat Macky ñu dégg la fii Mbao mu am yeneen acteurs yi nga xam ñoom ñoo fi yëngu mais ñu gis ni de part et d'autre am na ñuy yëngatu mais docteur Diop yëngatuwul lan la docteur Diop da ngaa bàyyi politique da ngaa noppalu da nga cee maandu da lan moo xew. jërëjëf Cheikh ci question bi nga ma laaj neex na ma lool parce que nee nga dama caay-caay bu nekk lébu nag bu caay-caay lu ñu war ko koo laaj parce que lébu moom boo ko wokkee mu xuri la boo ko yëgee mu yëkki la loolu laa la mën a wax ci lébu boo ko wokkee mu xuri la boo ko yëgee mu yëkki la ñu nekk askan boo xam ne dañ fi dalal ku ne parce que ñeme naa ko wax république lébu moom rek ngay dem fekk ñu jël keneen koo xam ne dëkk fa ñu jël ko def ko seen bopp yëkkati ko may ko jabar boole ko suñu biir mu jur ay doom ñu nekk benn parce que askanu lébu du tur du sant un ensemble de valeurs la donc lébu du korea du jaxumpa nekkin la lébu yi li ñuy wax communauté lébu ñëpp ci bokk mais buñ ko bëggee defee neneen ñi ko defee neneen dañu comprendre wul lébu yi ñoo doon dalal nit ñi def leen comme seeni bopp waaye politique dafa am lu mu tëddee damay faral di wax ne buy taw kenn du fobeere réew mi fi mu toll nii ñu am lu ñu jaaxal ñu am ay mébét économiquement ñu am ay mébét socialement je pense que nekk ci politique politicienne man awma jot boobu su fekkente ne man dama engagé wu ci politique pour faire la même chose que les autres c'était pas la peine je suis venu dans la politique pour apporter autre chose pour faire autrement commune de Mbao nag ñun musuñ suñu loxo mos fay jóg dafa fekk ne rek lépp lu ñuy def ci ndimbal sutura moo ci jiitu parce que dañ koy def gannaaw yàlla ak yonant bi bu ñuy dimbali dañuy dimbali ndax yàlla ak yonant bi bu ñuy def leneen dañuy def leneen ak yàlla ak yonant bi yaakaar naa bu ñu tolloo si politique danañ wax nit ñi fi ñu jëm ak ñoom bu ñu yàkkamti parce que man mënumaa jël engagé wu politique te am may ambition j'ai des ambitions pour sama dëkk bi j'ai des ambitions pour sama gox j'ai des ambitions pour sama réew dafay toll ne étape bu nekk rek man de manière grave donc jarul fii fëgg dënn def naa fi lii mën naa lii buñ ci tolloo ku nekk dana ne man lii de laa yéene et les populations vont apprécier pour dellu si li ngay wax ci ñooñu seen xiiroog naa yo mais c'est leur niveau ils sont à leur niveau ils pensent que c'est comme ça mënoo leen ko tere noonu lu ñu gëm loolu lu ñu gisee da nga leen koy nangul nga bàyyi leen ñu defee noonu mais moi franchement tere ñu ma nelaw mënuñu ma tere nelaw parce que li may def maa ngi koy def ñi ma xamul ñoo naan docteur Diop nekkul ci politique mais je rappelle que suñu structure bi nga xam ne lancé woon nañ ko yow xam nga ci dara on a financé les femmes à hauteur de beaucoup de millions de francs sur fonds propres et que chaque le 9 on se rencontre on fait une évaluation on donne des messages nit ñi dem liggéey ko dellu si toog bu ñu dellu si waat dajale 9 ñu def évaluation qu'est-ce qu'on avait prévu lan lañ ci defal lu ñu ci deful lan la ñu amélioré et ainsi de suite ñu ngi déroulé li nga xam ne ñun moom lañu gëm mais nag bu jëree bu jotee danañ ko fësal nit yi li tax may fonctionner noonu nit booy ànd ak moom dafay am lu jàng ci moom parce que président Macky Sall bu ñu ànd ak moom dafa am lu ñuy jàng ci moom li ñuy jàng ci président Macky Sall jamono bi Abdoulaye Wade nekkee ci nguur gi nit ñi dañ koy fàtte
Abdoulaye Wade était très puissant financièrement. Si le président avait organisé ces non ñun suñuy structure suñu ay maanaam comité wane ko takk ko fësal ko Macky Sall du mus a àgg fi mu jëm. Le président il avait fait exprès de ne pas organiser ça ba mu nekk loo xam ne nit ñi danañ ko gis il a tout organisé dans les coulisses. kenn xamuñu kenn bi jotee ñu génn ñu jox ko 26%. loolu moo andi Macky Sall au pouvoir. yow kon stratégie boobu mu nga bëgg a doxal. non kon pour sa ambition boobu ngay wax parce que yow yaa ko waxoon docteur nee nga da ngaa bëgg te fii Abdou Karim Sall mu ngi fii waxu ko peut-être mais mu ngi def ay action nit ñaa ngi koy gis ki fi nekk maire bi Obama mu ngi fi di poser ay actes également ñoom probablement dinañ bëgg comme yow mais su fekkee dañoo bëgg war a daje ak yow stratégie Macky Sall bi nga bëgg a teg seen kaw pour mën a jàll. xam naa ne daal boo amee kilifa da ngay roy ci moom. loolu laa ci mën a wax parce que président yar lañ ko xamal am na caay-caay président am na caay-caay ñu nangul ko am na yar wax bariwul wax te xam na li muy def donc ñun bu ñu nekkee mu nekk suñu leader foog ñu am lu ñu jàng ci moom bu ñu jàngul ci moom nag dañuy defi leneen te wolof du weddi boppam dafay wax ne nit du weddi boppam man mënumaa weddi sama bopp Macky Sall laa gëm moom laa àndal di ko jàppale parce que gëm naa ne Macky Sall la mu waxoon Sénégalais ba léegi tey parce que ku ma xam-xam ne man du ma wax lu mu gëmul. président Macky Sall la ma gëmoon ca moom ba léegi tey laa gën a gëm ne Macky Sall foofu la bëgg a yóbbu Sénégal. docteur sa turu structure mu ngi tudd ba tey Manko Falaat Macky falaat nga Macky Sall tey jii nii. dernier mandat la Macky Sall dina dem yow bëggoon rek président la xanaa. nee naa la daal li ma la tontu sànq. képp kuy def politique am nga ambition yi nag ça dépend des opportunités. docteur Diop président de la République du Sénégal en 2024. pourquoi pas. voilà saisir. kon yow en plus de ay commune de Mbao yow romb nga. non mais yaa ngi biir palais. Cheikh jàpp naa ne modestie à part. amul lu nit doon ci réew mi lu ma jombale sama bopp. amul lu nit doon ci réew mi man mii lu ma jombale sama bopp bu yeboo nag ku yaakaar ne kii dafa am lu mu ragal wala déedéet amul lu nit doon ci réew mi te jombale naa sama bopp nag waaw franchement je suis un Sénégalais engagé pour mon pays donc gisuma loo xam ne nit nekk na ko lu mu yéemu non dafay am nag nit da ngay am njiit mu topp ko waaw mais quand les opportunités se présentent ah non ku may ragal nga ragal ma ci loolu n'importe quelle opportunité que j'aurai danaa ko jël mu départ ci commune de Mbao mu départ ci département Pikine fépp mu am opportunité pour jariñ réew mi jariñ askan bi je ne dirai pas non. fépp fu mu am opportunité jariñ réew mi jariñ askan wi du wax non xanaa kon docteur wax ñu son dernier mot ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan émission bi di Politicon tey jii ñu doon def nag benn spécial pandémie spécial coronavirus ak docteur Aliou Diop docteur la mooy dernier mot bi. dernier mot bi gannaaw sant mooy ñaanal ñu tëdd ñaanal leen yàlla na yàlla fëgg seen bopp yàlla na yàlla yëkkati leen yàlla na yàlla yemale décès yi ci Covid 19 tey jii gaa dee mënul ñàkk waaye yàlla na ko yàlla yemale fii yàlla na yàlla def. que feebar bi ñu daan ko daan bu gaaw donte sénégalais yi ñu ngi baisser la garde mais ñaan sénégalais yi ñu encore remobiliser wu pour faire face à ça ça c'est mon dernier mot que les gens se remobilisent pour vraiment jële fi Covid bi. Chers compatriotes, l'heure n'est plus au relâchement, l'heure est à la remobilisation. ñoo ko déggandoo beneen yoon ci beneen numéro bu Politicon ak keneen wax nañ leen ko mën naa nekk président de la république mën naa nekk ministre bi mën na nekk également maire bi nga xam ne moom mooy jaay gerte caaf wala suñu maire yaay ji nga xam ne moom mooy jaay jën ca marché ba lépp rek ngir waxtaan ak askan wi ci li ñuy dund fii ci Sénégal. À plus.
Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te man